mbokk yi jaajëfal leen bu baax ci fasante ko lóru gi kuute gi ci tànn gi Sud FM seen rajo 98.5 Dakar kaddu gi bàyyi ko Sacré Cœur ñu lëkkaloo ci ak suñuy diiwaan juróom-ñeenti waxtu bisimila ci xibaar yi. Adama Ndione. daal di koy nag doore ak fukki milliards yi nga xam ne moom lañ jiitu réew mi daal di nag teg ci loxo askan wi ngir daal di gàttandoo ak xeex mbënd mi nga xam ne indi na ay loraange yu bëri gannaaw taw yi ñu génn ci weekend bi ñetti milliards yi nee na daal dafay dem directement ci ñi daal di nag loru ci mbir mi ñu daal leen ci rek jàppale lu aju nag ci juróom-ñaar yeneen milliards yi dafay daal di nag gunge banxaas yi nga xam ne ñooy xeex wàllu mbënd mi ci mel ni sapeur pompier waa ONAS ak yeneen njiitu réew mi bu yooyu la kàddu la daal di rotal gannaaw ba mu woote ab réunion d'urgence tey jile dinañu teewlu ay kàddoom ci ndorteelu xibaar yi bokkoon na ci ponk wax sa xalaat yi dinañ ci daal di jukki yooyu na nag xeetu inondation ci mim réew mën nañ ko jàppee nag calamité muy rek yenn ci ay xeetu nattu yu daal di rot waaye jàpp ñu ne nag dañuy daal di nag banque seen loxo yi jàpp ne nag bàyyeekool ci nit gouvernant yi dañoo war a rek wane seen manin ci jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy daal di nag dund loolu mooy njàngatu colonel en retraite nekk responsable politique di Abdourahim Kébé ab nemmeeku def na ko ci quartier yi nga xam ne ñooy faral di am ndox foofe ca diwaanu Saint-Louis dinañ ko daal di nag déglu dinañ dikk itam ci waa forum civil ñi daal di jàpp ne échec am na ci plan ak programme yi ñu daal di nag teg ngir daal di gérer wàllu nag mbënd mi ba tax na vice coordonnateur national ba daal di ci àddu nee na daal milliards yi ñu daal di pomper ci secteur boobu la ñu bëgg ñu leeral ko Aziz Diop dinañ ko daal di nag teewlu Tiwaawoon foofee itam ba tey ci wàllu xeex wàllu mbënd mi mouvement ànd defar Tiwaawoon daal di wut lu war a toll ci ay fukki ci ay camion hydrocureur waaye itam ay matériels yu am solo jébbal ko service d'hygiène ndax ñu dugal seen i loxo ci wàllu nag xeex ba ci boobu jamono nag waa ANACIM di daal di xamle ne taw yi daanaka nag jeexagul orage yooyu di taw yu métti yi dina daal di nag amaat am na yuy ànd sax ak ngelaw nee na daal doore ko guddik tey ba ëllëg ci fajar gi ba ci diggu bëccëg gi dina am nag ay taw yu daal di nag wàcc dinañ ci daal di nag dikk ponk la woon wax sa xalaat bokk na ci itam résultat yi nga xam ne aju na ci wàllu examen baccalauréat yi moo nekkoon beneen ponk wax sa xalaat bi ci des nag mooy wàllu Covid 19 bi feebarub mbas mi gannaaw ñetti weer campagne sensibilisation ñi koy daal di nag def rawatina ñi nga xam ne dañuy daal di def li ñuy wax stigmatisation di joxar bi baaram wala di beddi ñi amee feebar bi leader yi yëngu ci wàllu nag diine muy jullit ñi chrétien yi daal di ci nag bokk ngir daal di fexe sensibilisation boobu daal di matale ab projet la dinañ ci ànd ak Aïssatou Gueye Ba dinañ ci toftal yeneen i xibaar laataa ñu ubbi antenne bi Pape Laye Dieye moo ne ci sottandikukaay bi faram fànce gi neskis lay Adama Ndione. ci kàddu gi budget bi nga xam ne jàmp na ngir ñu daal di nag xeex wàllu mbënd mi njiitu réew mi nag tudd na ko fukki milliards la daal di nag wax ñetti milliards yi nee na dinañ ko daal di jàppale ñi daal di loru ci taw yu métti yooyu yeneen juróom-ñaari milliards yi ca des ñu gunge ko banxaas yi xeex wàllu mbënd mi sapeur pompier yi wàcc ci terrain bi waa ONAS yore wàllu liggéey assainissement ak yeneen i banxaas yi nga xam ne soobu nañ ci mbir mi njiitu réew mi gannaaw ndaje bi mu amal ak nag naataango ay ministre am ngir daal di teg ab plan d'urgence kàddu yooyu la daal di rotal ñu déglu njiit réew mi Macky Sall ci micro Birama Ndiaye. dëkk yu mel no Grand Yoff fu meloon ni Philippe Maguilène Senghor fu meloon ni Dalifort ak Medina Gounass bare na ay gox yoo xam ne liggéey boobu ñu jot a def tax na ba naam bu dee ndox mi taana itam waaye ginnaaw gi dem na waaye nag ba tey am na gox yoo xam ne assainissement boobu yàggu fa boo gisee lii ñu wax déeg bu mbaaw ak bassin versant am mooy lu ko jëlee Kër Massar ba ngay yegg Camibas te jaar ci Parcelles Assainies yu Kër Massar diggante unité 1 ba unité 20 wala Alaaji Paate nekk na gox yoo xam ne tam liggéey bi war nañ ko mottali ba waxtu wi may wax ak yéen guddi ak bëccëg sapeur pompier yi ONAS ñu nga fa di liggéey ngir évacuer ndox mi dooleel nañ leen joxaat nañ leen ay moyens ngir ñu yokk seen taxawaay muy ci Ndakaaru muy ci biir Sénégal yëpp. ci biir loolu yëkkati nañu enveloppe bu bees buy toll ci fukki milliards. ginnaaw biñ ma joxee seeni soxla li ñu soxla ngir xeex boobu ñu mën ko gagné mooy fukki milliards yi ñett ñi moom dañ koy jagleel njaboot gi mu nekk ay ndimbal yoo xam ne njaboot yi am jafe-jafe ci inondation bi danañu jot as koppar li ci des nekk ndimbal ci dund wala ay matelas wala lépp loo xam ne dinañ ko solowoo
mu mel ni aussi war nañ pomper ndox yi parce que bëgguñu ay jàngoro yu mel ni choléra wala xeetu jàngoro yu mel noonu wala boog jàngoro yu am ci der ñu tuddee ko dermatose yooyu itam war nañ ko xeex bokk na ci li ñu génnee ngir jàppale ko famille yi. maa ngi masawu coono suñu mbokk yi nga xam ne am nañ jafe-jafe ci taw bi déjà ñu ngi leen di taxaw waaye maa ngi woo képp kuy ndaw nguur gi nga jege population yi ci sa gox moo xam élu la muy maire yi muy président conseil muy député yi muy képp koo xam ne aussi wala conseiller économique wala conseiller au conseiller nga aussi bokk ci communauté bi ñi nga xam ne di nga leen andil masawu coono ci tolof-tolof yooyu la. tuddati nañu kon fukki milliards gannaaw plan décennal bi nga xam ne tuddoon nañ ci juróom-ñaari téeméeri milliards yeneen milliards kon ñu daal di koy tuddaat ay solution yoo xam ne daal dafay jàmp ngir ñu daal di koy nag indi wala rek ay kàddu yu ñuy daal di yëkkati muy solution urgence yoo xam ne nag gouvernance bu président Macky Sall nemmeeku ne nañu daf koy def saa su ne laaj ba ñuy samp mooy milliards yooyu fan lay daal di nag bàyyi ko rawatina ci jamono mbas mi Amadou Moustapha Dia. président Macky Sall yëgleet na ne dina jukki fukki milliards jëmale ko ci nga xam ne ñoo loru ci mbënd mi beneen yëgle bu ñëw tegu ci yëgle yi fi nekkoon te bëri fi loolu jëm ci wàllu ay milliards dañuy dégg rek te liñ ci gis moo di askan wi du ñu gis loolu le ban njeexital la am bi la yoon nag dañ ko jëmale ci ñi nga xam ne ñoo loru ci mbënd mi jamono ji nga xam ne ñoom ñooñu le ñi ngi xaar lu jël koppar googule ngir dimbali leen seen président ñëw ci seen wet seet si leen nemmeeku leen dund ak ñoom seen i mettit daal leen di dëfal ni ko olof Njaay di waxee massa fajul góom waaye sedd na xol ak lu ci mënti am daal koppar dina génn 10 milliards la ñu wax ñett ya jëm ci wàllu ay ndàmpaay as koppar goo xam ne nañ ko jox ñenn ci askan wi nga xam ne dañoo loru ngir kat ñu mën a ci jël mën a dimbaliku ndimbal boobu mu mel ni fu mu nekk nii moo xew ndax fu jafe-jafe amee rek ñu génnee plan d'urgence ci gaaw-gaaw ngir wàllu askan wi ci ay ndimbal waaye fexe woon ba ñu bañ a loru ba ñuy daw di leen dimbali mooy li gën ci koppar googule juróom-ñaar ya dafay jëm ci wàllu liggéeyu ONAS ak sapeur pompier yi nga xam ne jamono jile ñu ngi ci terrain bi mu mel ni foofa la it laaj bi moo di koppar googule fan la nar a jóge ginnaaw bi nga xamee ne jamono jile jafe-jafe ci wàllu koom-koom moom wër na àdduna ndax feebar bi di Covid bi moo ko waral ak lu ci mënti am daal am na ñi nga xam ne fu mu nekk nii ña ngay waaj a kontaan ndax marché yi dina ubbi jëm ci wàllu moto pompe yi camion hydrocureur yi ak lu ni mel. plan décennal bi nga xam ne defoon nañ ko fi ay atam te mu jël ci ay koppar daanaka juróom-ñaari téeméer ci ay milliards boobu ba léegi ñi ngi xaar càmbar bi ndaxam sax des na ko càmbar ak lu ci mënti am daal waras naa xam fan la ñu dugal koppar googule ak ndaxam liggéey nañ ci dëgg-dëgg jumtukaay ak ouvrage yi nga xam ne ñoo waroon fànq mbënd mi ci réew mi ak lu ci mënti am daal jàpp nañ ne taw yi nga xam ne ñu ngi koy gaaral ci bitim réew di xam ne changement climatique yi moo tax lu ni mel daal di am war nañ ko mën a tey xel donte sax taw na fii ci Sénégal waaye bu nga gam-gamle ak li xew feneen ay la yéwén mën nañu gis ne taxul gouvernement bi am lay taxu ko am lay yooyu lay jafe-jafe mel ni nag ñu nemmeeku ci mim réew wane na itam wàllu cuune bàyyi ko nag ci ñu daal di nag jiite jafe-jafe yëpp la ñu war rek taxaw rawatina ñu daal di koy gàttandu loolu mooy gis-gisu colonel retraite responsable politique bi di Abdourahim Kébé moom nemmeeku nañu tey ji ci talaata ji quartier yi nga xam ne mooy faral di am ndox ca Ndar moom jàngalekat gi nekk gëstukat wax na itam échec ku nguur gi ci nag doxalin bu mu daal di nag def ci wàllu inondation bi muy woo nag maire bu Ndar Mansour Faye mu daal di fexe jàppale ñi loru ndax jamono ji daal di nañu rek sonn daal leen jébbal ay dund ak yeneen ñu déglu ko moom colonel Abdourahim Kébé ci micro yi fi teel ñu ngi nekk si ginnaaw raay Xelkom bi ma jógee Pikine Tableau Walo ak ñu jaar si yenn parti itam si Daaru pour masawu ndar-ndar yi si inondation bu metti bi ak cause yi nga xam ni moom la créé Sénégal yëpp ñoo nekk ci jafe-jafe inondation yi waaye Ndar gis ngeen li ñu gis lu metti la gis ngeen soxna yi mënuñu jàll dañuy xuus ci ndox mi xale yi dañuy féey pour jàll seen kër yi yëpp yàqu na parce que ndox mi dafa dugg ci biir kër yi ndaxte fii ci Pikine d'une manière générale ak yenn quartier Ndar yi soo demee ba lew na ay jàmm gën ay daaru ñoom ñëpp ci problème yu mel nii la ñu nekk ndaxte problème mu assainissement comme ni mu amee ci Sénégal yëpp waaye fii ci Ndar mën naa wax ni fi la rawee ndax ñi fi nekk waxtu tawee rek dañuy gis jafe-jafe yu mel nii mën naa wax ni Sénégal lépp suñu problème mooy problème mu assainissement te loolu problème mu njiit la rek ak problème mu volonté
soo xoolee les projets grandioses ñoo xam ne amalul njëriñ immédiatement les Sénégalais xam ni duñ ko dugaloon si lu mel nii dana baax te priorité bi ñu war joxe mooy fexe ba nga xam ni Sénégalais yi foo mënti nekk si Sénégal ak dëkk boo mënti nekk ak quartier boo mënti nekk doo amati problème yu mel nii ndoxum taw mi su ñëwee dana dem ndox yi nga xam ne sam si kër yi la ñu génne su ñëwee dana dem moo tax ma bëgg masawu ñëpp ñi nga xam ne dëkk nañ fi da nga xam ni politiciens yu mel na maire bi ak ñu mel na moom dañu ñëw rek pour nax askan wi léegi nag am na fuñ koy xaar ndax seen dund yi gis naa ñu bare dañoo wan seen saaku ceeb yi tooy yàqu si ndox mi seen dund bi yàqu donc léegi dund bi mu doon distribuer si affaire coronavirus bi des na yu bare fii si Ndar ñu ngi ko denc si ay camp militaire dund boobu naka génne mu ñëw dimbale leen si ñi nga xam ni impacté wu nañu te seen dund yàqu na. waaw ba tey ci yorinu wala gérer bi ñu gérer wàllu mbënd moomu ci Sénégal Forum Civil ñoom itam daanaka li ni mel nañu daal di wax échec ci wàllu plan yi ak programme yi nga xam ne teg nañu ko ngir askan wi mucc ci bile musiba occasion la ci nag vice coordonnateur national bu Forum Civil mu daal di nag wax ne nañu leeral milliards yu jëkk yi ñu daal di pomper ci secteur bi. Aziz Diop mooy vice coordonnateur bu Forum Civil niveau national ñu déglu ko ak Babacar Sow. bi nga xam dafa lëmb réew mi fan yi wane na ni programme ak plan yi nga xam ne jotoon nañ ko jël yu bari vraiment atteindre guñu objectif yi nga xam ne moo leen taxoon a jóg li ñu seetlu yaakaar naa ne ñaxtu beeg wax ji jaru ko jëf la ñu war a def ñu commencé d'abord càmbar auditer mooy surtout programme décennal de gestion des inondations bi nga xam ne fukki at la woon 2010 war a jeex 2022 beneen programme bi boobu plus de 700 milliards dugal nañ ko ci beneen programme bi aussi mooy programme bi nga xam ne état du Sénégal moo ko financé ànd ak ay partenaires comme BOAD pour plus de 60 milliards mu concerne seulement 10 villes du Sénégal donc population fi ñu toll soxla nañu xam ñaata xaalis la ñu annoncé woon ñaata moo ci dugg réellement xaalis boobu fi mu dugg ak ban jeexital la am ñu tàmbali rek si ñaari dëkk damay jël ñaari dëkk Saint-Louis bi nga xam ni tey maire bi moo doon ancien ministre de l'eau et de l'assainissement gis nañ ko bërki démb vraiment am na yéen yu sell mais am na jafe-jafe pour régler problème mu assainissement wax na ni sax fondation Servir le Sénégal bi nga xam ne jigéenam moo koy diriger yónnee na ko ay moto pompe pour jàppale ko gis nañu aussi Tivaouane bi ñu financé programme bi en août 2018 pour 18 mois la waroon durer pour 4 milliards 300 millions war a ëmb fukki quartier ci 72 quartiers ci dëkk bi mais programme boobu tamit 24 mois après ñaari at mi ngi sooxee parce que mbënd baa ngi ci biir Tivaouane dégg nañu fan yi aussi ministre de l'eau et de l'assainissement di wax ni prévision météorologique dans la zone du Sahel wax changement climatique di pour bëgg lay affaire bi loolu soxla xaaruñ ci ñoom ay justification li ñu soxla mooy ay solution ay saafara déglu nañ DG ONAS aussi muy régime yi fi jot a jaar defuñu dara ci wàllu assainissement régime bi jot na def régime bi def na ay lu am solo mais sur le bilan bi ñuy wax ak réalité bi dafa am lu mu wutee c'est yaakaar naa réew mi nekkul ci ay bàkku nekkul aussi ci ay ku nekk di accuser moromam ñoom ay responsable lañu donc liñ leen di dénk la ñu bëgg a xam naka lañ ko saytoo c'est li nga xam ne des na ci programme bi surtout programme décennal boobu fii ak ñaari at 2022 yaakaar naa ni pour ñu baral jéego yi pourquoi pas ñu jugal ci armée comme ni ñu ko defoon ci yenn programme ay PIDC ak ay PIMA loolu daal mooy suñu jàngat bu ndaw. mu nekkoon comme Aziz Diop coordonnateur vice coordonnateur national comme bu Forum Civil ci wàllu mbënd mi ca Tivaouane ñu daal di cee nag des ak mouvement ànd defar Tivaouane ñoom nag ci wàllu mbënd moomu fexe nañu ba fukk ci ay camions hydrocureur ñu daal di koy nag jébbale waaye itam joxe ay matériel yoo xam ne dinañ mën a pomper daal di nag seetal ak produit ya muy àndal waa service d'hygiène pour ñu daal leen nag gunge ci liggéey bi foofu ca diwaanu Tivaouane Babacar Sow. taxaw ci wàllu mbënd mi ci Tivaouane dëkk la bu nga xamee ni askan wi nekk ci gox-goxaan yu bëree ndox mi daf leen la jël wit ci njeexitalu ay bés yi mouvement ànd defar bu opérateur économique Abdoulaye Ndiaye Ngalgou jël lu toll ci fukki camion hydrocureur pompe ndoxu taw yi nga xamee ni ñi ngi ni xus ci dëkkub Tivaouane boole ci itam ay jumtuwaay yu takku ci wàllum saytu ndox moomee teg ko ci loxo service départemental de l'hygiène bu Tivaouane Abdoulaye Ndiaye Ngalgou président mouvement ànd defar lañ ciy déglu. Sénégal taw na fi bërkaat dem ñaari fan taw bu bare bari mu am lu bari ba lu mu yàq ñu gis aussi le président de la République lancer le plan Orsec en tant que doomu Tivaouane état bi li mu mën mi ngi koy def mais yu cas yu mel nii bu amee Sénégal bu nekk war na mën a jóg taxawu askanam def le tour fi ndox bi taa yëpp dem seeti sinistre yi masawu leen wut ay camions pour pomper ndox démarré nañ ko depuis démb tey aussi bi ñu si xëyee ñu ngi si et je pense que tey incha allah ndox dootu dese Tivaouane matériel bi aussi tamit ñu andi fii ndox mi taa bari na déjà bu amee ndox mu dugg si biir kër bi li nga mën def mooy dimbali ko soulager ko ba ndox mi génn ndox mi fu mu taa ay yoo dafay bari si loolu lañu xalaatee ni aussi woowaa service d'hygiène dañ leen laaj lan ngeen xalaat ne bu leen ko jàppalee di ngeen mën a fexe ba pompe dëkk bi
ndox yi jaar yëpp ñu pompe ko pour que au moins bañ a andi benn feebar ñu jox ñu expression de besoin yàlla def ñu honoré loolu moom la ñu andi doon leen ko jébbal de manière symbolique. di loo xam ne lii ñu koy rafetlu mooy kilifa yi ngànk ndogal yi ci service départemental de l'hygiène ci diwaanu Tivaouane ñoom ñoo ñee di dellu soit ci solo bi nga xamee ni am na ko suñu nemmeekoo ni jamono nawet day bëre ki gunóor ki xeeti doomu jàngoro yi nga xamee ni ci ndox mi la ñuy nekk ba tax sax Pathé Baldé jëruñ ci nekk service départemental de l'hygiène bu Tivaouane di rafetlu lu ni mel. matériel bi si heure am la ñëwee foo gisee ndox taa am na yoo moom en aucun cas baaxul am na yoo xam ne dañuy joxe si buru am na yoo xam ne aussi dañ lay matt rek pour sonal la nit ki war naa bëgg nekk à l'aise si en bon état de santé matériel bu mel nii dinañu mën a permettre ñu agir si yooyu parce que foo gis ndox mu taa rek déjà yooyu yaa nga fa ay doomu jàngoro nga fa parce que instant bi nii fii ndox bi taa am na ay microbe am na ay virus période bii ñuy wax virus corona mun na faa nekk tuberculose même choléra parce que ndox bi buy walangaan day yóbbaale déchets yu bëri lépp lu mu for si mbalit bi dina la ko dugg si biir kër yi ñun dañuy désinsectiser produit yëpp la ñu fay def appareil yi moo ñu ko mën a permettre ñu mën koo def ñu ko gën a soxle ci lañ ko indilee. Tivaouane Babacar Sow doon ci jokko ak yéen pour Sud FM. Babacar Sow ci nag bésug tey jàpp ëllëg taw yooyu tax nag ñuy jël matuwaay ngir mbënd mi dina daal di nag dellu siwaat ay taw yu tar ba sax yi nga xam ne yu yemambaay lay doon ci barab yu wuute yi ci mim réew léeg-léeg mu ànd ak ngelaw daanaka réew mi ba mu daal di nag daj dina fi daal di nag am nee ñu nag penku bi ci la daal di nag bokk ba ci bët gànnaar gi ak ci itam fii ci Ndakaaru jëm nag ba ci diggu réew mi ci loolee nag waa ANACIM daal di nag xamle ne taw yooyu le mën na tàmbale guddik tey dem ba ci nag ëllëg ne ñu itam vigilance bi faaw ñu daal di koy nag yokk ci phénomène boobu nga xam ne boo moytuwul bu ñëwee dina gën a rek taral li nga xam ne nag mooy mbënd mi ci mim réew ñu daal di dikk ak waa Pastef les patriotes ñoom ñi nga xam ne nag ñu ngi woote ab conférence de presse ëllëg lay daal di nag doon ci àllarba ji juróom-ñeenti fan ci weeru septembre bi bu ñaari waxtu jotee ci duggu bëccëg gi ca siège bu parti ba ci yoonu FDN bi conférence de presse boobule daanaka dafay fekk moom Ousmane Sonko daal di def visite de terrain ngir xool askan yi loru ci département bu Pikine ci wàllu woowu ci suba gi laata nag ñu ci addu ak taskatu xibaar yi ñetti weeri campagne ngir daal di nag ñaax nit ñi ci naka la ñuy def ba bañ rek joxar bi baaram wala beddi ñi nga xam ne nag ñoo amee feebaru mbas mi ñi nga leaderu diine yi muy jullit ñi chrétien yi daal di ci nag joxante loxo ngir matale sensibilisation boobu nga xam ne juróom-ñaar ci ay région dinañ ko daal di nag doore ci ab projet bi ñu daal di nag teg nee ñu nag lëkkaloo nañ ci ak partenaire yi nga xam ne wàllu financement bi ñoo ko daal di nag yore ba tax bëgg nañu yëf yi daal di daj Sénégal gi yëpp alliance bi ëmb religieux ak expert ci wàllu nag paj mi daal di ci nag lëkkaloo lancement programme boobu tey jii lañ ko daal di amal ci teewaayu Aïssatou Gueye Ba. nga jël sa morom daal di koy béy mu mel ni ab pomme de terre boo xam ne ci biir saako la ne nga dindi ko bétti ko daal di ko teg yàlla santul mu loolu de. kilifa diine yi ngay musulman wala chrétien ñoom itam daal di leen tàmbali xeex bi jëm ci wàllum coronavirus bedd nit ki ñàkk gëm ne feebar bi mi ngi ci biir réew mi ba tey fës fi loolu Dakar Thiès Saint-Louis Louga Kaolack Diourbel Kaffrine mooy juróom-ñaari gox yi nga xamante ne ñii namm nañ fee tàmbali seen sensibilisation. Amar Gueye mooy coordinateur national de l'Alliance des religieux et experts médicaux en santé et développement. li ñu nemmeeku mooy ne ñu bari dañuy boddi ak ber ñu am feebar bi wala seen njaboot ñu ne loolu kat war nañ ci taxaw ñu ne tamit nañu yée suñu nangu ne am na parce que am nañu ba léegi ne gëmuñu ne wala nanguwuñu ne feebar bi am na ñu ne loolu it day bokk ci tànk yoo xam ne dañ ko war a wax. ñetti weer yoo xamante ne ñi nga xamante ne seen mébét mooy daal di rek leeral askan wi dinañ rek wàcc ci terrain bi waaye mu am lu mu soxla ngir gunge leen. dina am lu ñuy wax journée d'imprégnation yoo xam ne dañuy former des volontaires yu jóge ci ay daayira ay këru diine catholique wan leen li ñu ay xam-xam bu gàtt ci benn bés wax leen li ñu war a doxee pour ñu dem ci paroisse yi ci jàkka yi ci daara yi di yóbbu ay saabook ñuy raxasoo ay masque mais loolu pour ñu mën ko ADEMAS moo ñu ci jàppale ADEMAS nag SHOPS ñoom ñoo leen jàppale waaye ki nekk seen ginnaaw mooy USAID ñooñu ñoo
lancé loolu pour juróom-ñaari région yooyu. jamono ji nga xamante ne nag feebar bi di coronavirus mi ngi fii ba léegi ñii di imam wala abbé boole ñaari diine yi di religion musulmane ak chrétienne àndandoo ngir wàcc ci terrain bi wax ak fidèles yi nga xamante ne gëmuñu ba tey ne feebar bi di coronavirus mi ngi ci biir réew mi loolu yépp bu yembee nag dina tax sénégalais bu nekk daal di def li ko war ngir jële fi feebar bi. Pape Laye noonu la ñuy tàbbee kon ci jotaay wax sa xalaat bi ci 88 628 98 98 bitim réew 33 841 22 33 bokk na ci ponk yi wàllu mbas mi inondation yi daal di nag lëmbee réew mi ak kàddu yooyu njiitu réew mi daal di ci nag yëkkati ni solution ba ci wàllu nag baccalauréat bi ak nañu daal di nag jàngatee ëllëgu njàng mi ci mim réew ñu jël ko jiitu ci ligne bi allo. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. sang bi ñoo ngi. waaw ñu ngi lay fay allo allo waaw Pape Laye dafa mel ni dafa tàmbali rek dagg bu fekkee mu ngi déglu mën na dellu si waat allo. waaw séeréer jaamu tukloo. allo waaw. maa ngi lay ziar bu baax. ñu ngi lay delloo ziar bu baax. waaw mbas mi de yàlla borom buur bi rek moom rek lañ ci yaakaaruñ ci way njiit yi yenn saa yi sax dina ndamoo ci ndamoo yu ñàkk solo que yooyu ñu fitna yooyu ñu teg askan wi joxuñ leen masque te di leen dóor pare ñuy ndamoo ne am nañu kii ak ñoo jiitoog topp nañu ci lii Sénégal jàmm rek lañ fi bëgg ñaanu sunu mag ñi góorgóorlu askan wi loolu mooy gunge ñin ñi ci génnee ñu ci mbas mais du ñoom saa yi yeewoo tàgge askan wi lan ñu mënal li ci des mooy taxawaay bi nga xamante ne njiitu réew mi walla Macky Sall dégg nañ ñi mu koy wax ci wàllu kii bi beneen luubal rek la ñuy waajalaat nañu préparer sunu 10 milliards yi niñ ko luubalee ndax wóor na leen ne bu ñu koy jox seeni nit lañ koy jox nañ ko defoon ca bourse familiale nañ ko defoon ci mbas mii nga xamante ne génne nañ ceeb ñun ñëpp ñu koy dégg wóor na leen ñun ñëpp yelloon nañ ci séddoo ci ceeb beeg mais kenn ci ñun du ci jot ñan ñoo koy jot seeni nit seeni biir lañ koy séddale Sénégal nii rek la nar a demee ñenn ñi di dund ñeneen ñi di dund wereyaan ni ko Ndaamal Kajoor doon waxee nañu yërëm askan wi ñu bàyyi askan wi ñuy kokkali démb bi ñin ñi nekkee di lab Wàdd bi 2006 wala 2007 bi loolu amee dafa bàyyi tukkeem ñëw mais moom loolu dafa xew Sénégal di tëmb moom mu génn réew mi dem di doxantu ji ci ay avion yàlla na nu yàlla yërëm amaguñu ay njiit salaamaaleykum ni tabal huda. Pape Laye kon ñu xaar keneen ci ligne bi jël ko biir réew mi wala bitim réew keneen allo salaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatullah. waaw sëñ bi allo. waa Birama. waaw. Umar Sow la. waaw ñu ngi lay nuyu Sow. waa ginnaaw bi ma sant yàlla julli ci yeneen bi rafetlu liggéey groupe Sud Communication di nuyu sénégalais yëpp ñu ngi déglu ko à partir de la radio et du site internet. damay rafetlu vraiment son excellence El Hadj Macky Sall son discours bu mu def tenir sànq ci télévision nationale mooy xam ne vraiment fas yéene taxaw yokkati na taxawaayam ci kaw population xam ne moo ko fi tegoon fii barke démb mooy loo xam ne génnee na koppar yi takku. nee na fukki milliards uniquement pour xeex inondation yi laa la loolu mooy ñu ngi koy rafetlu encore ñetti milliards uniquement pour jàppale ñooñu damay rafetlu tamit vraiment taxawaay le député maire de Keur Massar képp ku ko gis xam ne actuellement dañ koy yërëm nit koo xam ne commune moo gën a inondé ci Sénégal moo feegu lu tax loolu nag commune moo ëpp actuellement ci Sénégal toutes les 52 communes yu xam ne 580 nangam communes nekk ci Sénégal Keur Massar mën leen doubler en 2 Keur Massar moom macha allah. loolu moo tax maire bi nelawutul nekkatul naaratul mu ngi seet bu dégg bëccëg pour jàppale population bi lépp loo xam population bi war na ko mu ngi ci taxaw ci tànk yooyu affaire feebar mbas bi nag wax dëgg yàlla ñun du ñuy rafetlu vraiment liggéey kër docteur ku gën a suufi ak ku gën a kawe laa la vraiment liggéey yëpp gis nañ ko ñu ngi leen ñaanal yàlla vraiment yàlla yokk sutura bi yàlla indi xéwal bi ci réew mi yàlla may wér ak wér la son excellence El Hadj Macky Sall lépp lu bu yónnee ci biir réew mi ci baax ak lu kii laa vraiment yàlla may ko mun ko motali jàmm ak salaam quoi loolu laa lu ma ci wax xanaa di leen jaar baax quoi di ñaanal vraiment son excellence Macky Sall yàlla dafa ko jàmm mu sax ko seytaan jërëjëf.
kon ñu daal di jël keneen jaajëfal ko moom sëriñ bi beneen auditeur allo. asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam. Pape Adama Ndione. waaw. maa ngi lay nuyu ku ne ci commune bi. maa ngi lay fay Pape Laye. Pape Laye maa ngi koy nuyu bu baax a baax. ok. di nuyu soppeek am di jàmm yëpp di ñaar réew mi jàmm. oustaz. waaw. di wax ci jàngoro ji laa njëkkee. di wax sénégalais yi yéen laay wax samay bokk. nu xeex li nga xam ne moo fi nekk tey te lëmbe réew mi te téye activité yi bëgg a taxawal réew mi ña ngi ko xeex rek mu jóge fi ñu xeex rek mu jóge fi suñu intérêt la ba tax na am na lu ñu ñam du ma ni nag jeex na mais nañ sant yàlla dañu gën a ràngoo fas rek oustaz te moytu ndaje yi li sa docteur wax rek buñ ci tegee rek mën naa am léegi yàlla dimbali ndax yàlla rek day sab tool kon nanu fagaru te jéem a moytu jëm ci wàllu ndox mi nag oustaz waaw ndox bi daal ci yàlla la jógee du tàggu kenn junni kenn yaa koy wàcce junni dinaa wàcce 10 millimètres dinaa wàcce 15 millimètres te soobee dina ko wàcce te li ñuy wàcce dana ko soxla am na ñoo xam ne dañ ko soxla lool ndax moo leen fi bàyyi bu am ndox amul woon dana métti si ñoom kon taw la ñuy ñaan mais oustaz taw bu tolee am yoon bu mu jaar aw yoonu ndox fu ko téye jënd ndox ma njiitum réew mi nag lii jógewul ci moom te yàlla la jógee bu lii amee nag pour taxaw rek indi mesure ak ndimbal ak taxaw loolu rek lañ ko sant te loolu mooy wareef moo tax def na ko waaye ndox mii gisuma ko ci man dara xaana bàyyi fu mu dem aw yoon daal moom ñu sag ku ko téye te moom wasalaam. ok daal dinay jeexal ñu xaar keneen jël ko ci ligne bi ba tey ci ponk yooyu ñu jukki ci wàllu wax sa xalaat allo. Alaaji Adama. waaw. xanaa Caajaay da moo lay siyaar. waaw ñu ngi lay nuyu ak waa Caajaay. waa di siyaar sa technicien boobu Pape Laye. xanaa di dénk askan ni ma leen daan dénk rek nañu bàyyee fitna ci wax nañu bàyyee fitna ci jëf fitna xajul ci kenn nguur kenn du xeex ak moom wala ngeen bëgg a xeex ak moom voilà la preuve. di féliciter bu baax na président de la république encore une fois. ci taxawaay bi mu taxaw ci mbënd mi ak taxawaay bi mu taxawaay ci mbas mi yaakaar naa ne lam doon def na ko lam doon wax na ko lam daan defaat na ko lam daan waxaat na ko kii mooy président Macky Sall ce qu'il dit ce qu'il fait ce qu'il fait ce qu'il dit lu mbas naan askan wi 2012 ba léegi bi ca lay xëy ca lay gont musu ta wor te du mas a wor moom nag yaakaar naa ne mbënd mi am na lu mu ko dimbale ci feebar bii am na lu ko ci mbënd mi dimbale parce que daf noonu restez chez vous toog leen seen kër waaye léegi nit ñi yaakaar naa ne toog leen seen kër di xëy di ngacc di gont di ngacc di fanaan di ngacc kon yaakaar naa ne ñoom feebar bi am na lu bëri loo xam ne lii wàññi na mbënd mi wàññi na ko ci la ca dolleku mooy nguur boo ca nekkul amoo mbokk mu ca nekk xamoo nu nguur di doxee da ngay maandu ca nguur googu président de la République dafa jël réew mi benn at ma ca topp indoone am mu dugg ci biir nit ñi la jóg ci guddi sol ay botam dugg ci biir ndox mi mook jabaram di nekk ndox fee mu dem ñooñee président bee Niger moo ko waroon ne leen moo waroon ne président yi bu leen ñëw ndax sama juróom benn fukki dëkk seey na ci ndox mi sama nanga bi nit dee nañu kon bu leen ñëw kenn ku ne na toog dëkkam waaye moom dañuy ñëw leen parce que la ñu bokk te daawoo ba ñu bokk la parce que loolu ay réew ñoo koy siñante am réew nag boo ci ak nguur nag boo ci bokkul xamoon na muy doxe dañ ci maandu ginnaaw bu loolu passé xalifa général ku lu mu yàlla na si yàgg tànte gu wér. Amin ñu daal di jël keneen ci ligne bi Pape Laye 88 628 98 98 allo. allo waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adama man la Chérif maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sénégal yëpp. waaw ñu ngi lay fay Chérif. maa ngi ñaan borom bi subhaanahu wa taala Allah azza wa jal mu aar Sénégal. aar Amérique aar adduna bi yëpp. Oustaz Adama. man vraiment li ma waxoon démb rek. dama koy waxaat quoi. président Macky Sall il a hérité d'un lourd passé. un très lourd passé. on a des retards d'investissement yoo xam ne kii yu garaaw a garaaw mais moom bu moytuwul ñooñu li ñu defoon il va faire la même chose te ñun li tax ñu fal ko
pour ñooñu la ñu defoon mu éviter loolu moo tax nit ñu fal ko mais on dirait que mais il manque de pragmatisme quoi you know il manque trop de pragmatisme et de rigueur dans son travail you know parce que lii yëpp moom xamoon na ne lii amoon na fa parce que nekk na ministre Abdoulaye Wade amul dara lu ko ci umpe dafa waroon ñëw ak programme am bien ci yoo xam ni kii waxuñu lépp dina dañ mais dina lu dara dina wàññeeku quoi you know parce que xool ay urbanisme moo defee au Sénégal mais président Macky Sall xam na ko te promoteur yoo xam ni ki la ñuy ñëw jël alalu doomi aadama yi ba pare dem tabaxal leen loo xam ni ki duñ fa def BRD genre réseau ak divers duñ ko fa def boobu ñu promettre leen jël seen xaalis loolu yëpp ci nguuram la te moom moo war a protéger peuple you know mu ngi ñàkk ay milliards doomu ak Sénégal yi mais moom ñun dañ ko séntu woon ni il est né après l'indépendance bu ñu ñëwee daf ñuy indi ay programme yoo xam ne que daf koy suivre day taxaw ñu jaral ko bakkanam bi mais ñu gisuñu loolu ñu bëgg a découragé si moom you know parce que lii am ni waxuma ne warul am. d'accord ok Chérif ñu jaajëfal ko xaar keneen ci ligne bi ku ko wutu ñu jël ko wax sa xalaat allo. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Adama. waaw. Bàcc Siis Kër Madaro. Bàcc Siis waaw ñu ngi lay nuyu quoi Kër Madaro. maa ngi lay nuyu ak sa technicien. di ñaanal Sénégal gépp jàmm. di ñaanal suñu mbokk yi nekk ci àll bi bay yàlla na eggale nawet bi jàmm. yàlla lépp luñ ci am yàlla nañ ko muurloo. di ziar nag njabootu Seydi Hadji Malick Sy yëpp la ñaanal jox Adama. ñun ñi ne ci rajo li ñu wax ak li waa kaw yox bokkul le ñu ne ci àll bay ñoom soxla nañu am ndox waaye nag bu tee dinañ masaw ñi nga xamante ni yàlla def nañ ñu loru ci ndox mi Adama mbënd du fi jóg lu leer laa la wax fi la ko président Macky Sall fekk fi la koy bàyyi mbënd moom ñun suñuy sët bi kay ñoo koy fekk waaye ñun ñi sax dinañ fi ne bu jóge fi mbënd du fi jóg xam nga lu tax loola fi wax ndox lu bàyyi yoonam ñun ñu dem sakk yoon yi ndox yi waroon a jaar fan la ñuy jaar dañuy wax rek kër yu bëri fi dool bi ñëwoon tey ni ku ñu waxoon kañ yëkkati sa kër dafa kanaa nga lànk ñii di coow ci rajo bi yëpp di wax naa ay dama bëgg réew mi kenn bëggu ci réew mi président Macky Sall deful dara def na li mu man fi lay jógee bako fi yenn yi daanaka boo koy xool da nga naan waxi soxor la fii nag ci Thiès moom Adama li fi am ren kenn mosu koo gis xam nga lu ko waral barrage ba li nekk kër say ndooy ñu fa baare woon fa man bañ ko baare ñu bari néew nañu lii baaxul mais xam nga lu ko waral Adama problème mu politique Idrissa Seck moo fi falu nekk maire nekk premier ministre daal di jël Fandène bu ko boole ci Thiès waa Fandène bañ mu ni kon yéen suñ ndox mii ngeen daan roosee ci nord bi dañ koy baare affaire politique donc ak xiiroo ngaayo politique daal di baare yoon bi xulub ba kii ba dawlal lañ ko daan tudde ñun li ma xam naa ko bu baax ku dëkk kër Mbaye Gueye kër Demba Anta kër Xaar Mbayeen ba ngaaj Samb Daaru Samb ba demoo ja li ma xam nga ko ndox mu moo daan daw foofu daan naatal garab yi siyaan lañ daan roosee da ngay wàq siyaan root léegi ay teen la ñuy gas duñ mën a am ndox Idrissa Seck moo baare ndox mi fii Thiès wasalaam. ñu xaar keneen ci ligne bi ak la mu indi ci ponk yooyu ñu jukki wàllu inondation yi allo salaamaaleykum. waaleykum salaam Mamadou. waaw. yéen ñu ngi si yàlla mën nga soo. Gassam ñu ngi lay nuyu waaw li ñuy wax daal mooy xam naa ne daal war nañ def attention di fooy Sénégal ak di xool fu ñu teg suñu tànk suñu amul ay technicien tamit war nañu xool li gën a leen a maanaam parce que yaakaar naa ne dund bi ceeb bi ravitaillement bi war nañu yee ci jël xaalis di ko distribuer parce que ni ko nit ñi di waxee jàngal nit ki ni muy nappi moom koy may jën xam nañ ko problème bi mooy maam Adama ñoom état bi nañu xool xaalis yi milliards yi ñuy tudd ci rajo yi di ko génne nañu xool balaa ñu koy jox nit ñi ñu koy pàccee néew yi doole ñu ami problème ba tey duñu génn ci guuta gi ñu nekk sama solution mooy nawet bi su ci yàlla àndee léegi mu jeex yàlla nay taw parce que li ma wax ñu ci àll bi lañ nekk dañuy béy dañuy sàmm soxla lañu ndox mi ñii dañuy soxla ñuy bañ kon boobu nan la mën a def na gérer ministères yi ak sapeurs-pompiers nañu leen bu ñu jox kenn xaalis bu ñu jox benn ONG ministères yi ak sapeurs-pompiers nañu leen génne ñu gérer ndox mi su jeexee ba nawet bi jeex ak jàmm ñu xool ñi am problème seen kër ñoom nañu génn xool situation yi ni muy tawee ni lañ mën a xam yi fan la ndox mi gën a amee problème ut ay techniciens yoo xamante ni si lii fende ak jàmm ñu xool milliards yi ñuy wax kër gu nekk nga dexe nu ndox mi su tawee mu génn këram moo ko gën a nga koy jox xaalis di ko jox ay 50,000 ki 100,000 mu koy defi ceeb ak diwlin nañu xool dimbale nit ñi ñu xool lu raisonnable ñu ko defar loo xamante ni day tax nit ñi génn ci mbënd mi xaar ba liy jeex ñu
tël ci mbedd même fu amul tëli ñu xool fa ay porte fa ay yoon ndox mi mën a jaar kër gu nekk ñu wutal fa tuyau boo xamante ni day génn ci kër gi ñoo collecté wu ci mbedd mi nga xamante ni mbedd bu la ñu def ko ay grain ba ndox mu dugg ci kër dina jaar foofu génn dem mais nañu dimbali ngir yàlla yonent milliards yi ñu wax ñu jox nit ñi ay fukki junni ki juróomi junni du ko mag dara mu indi fi coow encore ñu ñaan fan la milliards yi jaar nañu def ndànk bu ñu fay askan bi nañu dimbali néew gi doole yi ñi am problème bi am dëkk boo xamante ni ndox dafay taa moo gën ñu fa nit ñi tudd ay milliards jox ko nit ñi ñu partagé ko nit ñi def ci ay problème loolu war na leen a jàngal ngir yàlla yonent bi. ok ñu xaar keneen ci ligne bi ba tey ci wax sa xalaat bi 88 628 allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa. Adama maa ngi lay nuyu di nuyu Pape Laye. waaw ñu ngi lay fay. yaa ngi may dégg. waaw maa ngi lay dégg. waaw Adama man de xam naa ni jamono bii ñu toll moom. adduna bi yëpp am problème. adduna bi yëpp am problème muy problème mu corona bi problème mu nawet yi problème mu dëkk yi lakk kenn xamul daal lan la wax dëgg yàlla. fi ñu toll nii Sénégal ñun ñëpp dañ cee war a gën a jàpp jamono yi ñu toll fexe ba corona bi ak li nga xamante ne mooy taw bi bu féete côté parce que xam naa ne bu ñu xaaree état bi dinañu tardé ci liggéey bi léegi ku ci nekk kër ga nga dëkk ak koñ ba nga dëkk na nga génn loo am rek loo mën a jënd ci raakool ba moto pompe wala lu baax loo mën a dimbalee gox boobu nga dimbalee ñu jàppalante te yàlla tax bañ ci xaar sax état bi te armée bi ak police ak gendarmerie ñu bàyyi affaire corona bi jéemul tax génn camions yi ak citerne yi jéem a dimbali askan wi parce que sonn nañu trop fi ñu toll ñi nekk ci diaspora bi tamit ñu jéem cee dugal seen loxo bu mënee nekk ñun ñii ñëpp te ñi nga xamante ne ñooy laaj xaalis tamit ñu bañ a télé bu jóg rek commencé laaj xaalis di ko ket kan dañ ko daan defee en 2013 ay milliards génn ci ba tey kenn xamul ba xaalis ba fan la dugg ak matériel yooyu dañ ko war a arrêté fi ñu toll moom wax dëgg yàlla sénégalais yi sonn nañu te soxla nañu ndimbal xam naa ne sax état bi mi ngi ciy def waaye ñun askan wi nañ ci jàppalante te yàlla tax ak yonante bi ñu wàññi cool yi parce que ñun ñii ñëpp dugg ci rajo yi di critique li wax rek lañ fi nekkee jëfuñu fi dara te dafa laaj ñu war a jëf nag te wàññi wax ji waaw nañ jëf te wàññi wax parce que nit ñi sonn nañu nawet bi metti na mbënd bi metti na affaire corona bi metti na te yéen a ngi def bay seen waar yéen rajo yëpp ak télé yëpp yéen a ngi bay seen waar wax dëgg yàlla affaire yi metti na ma seetaanee daal metti na trop. waaw ñu jël keneen kon ci ligne bi Pape Laye ñu woy ba tey ñu ngi ci jotaay wax sa xalaat am na beneen. asalaamaaleykum waaleykum salaam wa. yow Oustaz ñu ngi ziar baax. waaw ñu ngi lay dellu di rafetlu émission bi. bon Oustaz man di pour régler inondation Dakar et sa banlieue xëy na sax région yi mais xam nga population yëpp ñu ngi fi ci Dakar ak banlieue macha allah boo tëgg yàlla pour lu régler inondation Oustaz xam nga lan moo koy def. rek il faut nga def assainissement bu bees sax bu nga xam ne lépp day am ay caniveaux yu nga xam ne ñu defar ko mu xam ni que nit ñi sax comme bi am na ci au niveau de Dakar boo ne côté central xam ne mën nga dugg ci biir ndax man ay fàttali ko tay ma gën a nekk jeune am na moment yu nga xam ne mosoon fa def benn kaay mu benn kaaw ba xam ne mën nga jógee Sandaga di dox ba commissariat central kii yooyu ay égo yooyu mag yooyu nga xam ne moom la ñu war a créer nga xam ne ndox bu ñëw dafay jàll suñu ko defee Dakar et sa banlieue Oustaz ndox da taxaw mais man je crois que le président Macky Sall 3 milliards yi population bi loolu sama frère wax na ko léegi dañu di ay coow rek xaalis boobu nañ ko dugal ci kii bi nañ ko dugal def ko ci inondation bi je crois que c'est la meilleure solution ndax xaalis dafa doon seytaane quoi yi nga fi affaire ceeb bi ñi am na ñu amuñu mu nekk benn problème man vraiment ce que je demande daal le président l'argent là les 3 milliards là ñu ngi lay remercier def lu baax yaa ngi population bi mais loolu man je crois que ñu def ko ci def ko ci kan ñu am ay kii canalisation yu baax ñu nga xam ne que dootuñu amati problème inondation ndax tey ñu fu nekk presque Dakar presque ndox moo ñu wër quoi bu ñu koy def ay canalisation mu ndox bi di dem géej je crois que c'est la meilleure solution Oustaz kooku bu ñu ko defoon gi nga bu njëkk ba ñun mit na ay kii ñoo fa nekkoon ay fosse mais après temps Senghor mu ñu dindi ko en 74 léegi moom ay kii nga xam ne égo yi nga xam ne ndox lu ñëw day fosse yëpp amatu mu supprimer ko muy dem géej je crois que bu ñu ko defee kër gu nekk am kii nga laaj mais il faut ñu gën a xaalis bi mais su nekk ñu sax population bi sax ñu participer pour defal nu ko mais affaire force dafa war a xew quoi ndax soo seetlu fii Médina sax am na ay côté nu si face de l'ordre am na ay kër yu am force ba léegi te war nañ ko supprimer quoi force boobu dañ ko war a supprimer vraiment je crois que le président Macky Sall na investir
tëj loolu mu def ko quoi def ay assainissement bu baax. bu fiable Malick Kër Massar ndax Kër Massar vraiment ñu ko defee baax na mais des na quoi. jërëjëf ok ñu daal di xaar ci keneen ba tey ci ligne bi diggante biir réew mi ak bitim réew. allo. allo waaw. allo Adama. allo waaw. waaw man la Anna Mendy di woote Parcelles Assainies ma ne. xaalis boobu jiitu réew bi wax da koy def ci affaire mbënd mi maa ngi koy rafetlu jëf ju baax la jëf ju baax jooju ko war rafetlu ay jafe-jafe daan na am te kenn daaw leen dimbali lii ku mu naqari amoo yéene bu rafet ci Sénégal loolu la ñuy xaar du lañu soxla ci président ku am jafe-jafe nga taxaw ko lii mooy réew solidarité nag solidarité la ñun ñëpp ñoo ci war a dugal solo Sénégal bu gis sa mbokk bu nekk ci jafe-jafe da nga koo war a dimbali Macky Sall lu baax rek lay def lu baax rek lay wax nañu sant yàlla ndax mënoon nañu bettee leneen bënd mi gis nañu yeneen boo seetaane tali gis nga yeneen réew yi li ñu am ci moor ak li ñuy am maa ngi ñaan yàlla bu fa loolu yàlla gaaw a jeex jëme ci Sénégal ndax mbënd mi 2005 bërëb yooyu am problème yëpp ak 12 ans noonu lañ ko bàyyi defuñu ci dara Macky Sall moo koy defar te mu ngi koy defar te bu pare bu soobee yàlla dinañu xam ne pare na mbas bi nag gouvernement bi def nañu lu mu man ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr gàcce ngaalaam ñëpp ko gërëm ci communication bi muy def matukaay bi Sénégal war a jël yëpp pour aar njabootam ministre de la santé na ko wax na ko fonk na ko fañ ko doon xaaree ci liggéey bu romb na ko liggéey bu set liggéey bu rafet ànd ak yar ak teggin kenn siku ko ci taxawaay bu rafet bi mu am ay équipe bi mu àndal yëpp macha allah yàlla na leen yàlla jàppale ba ñu mën a freiner épidémie ci réew mi waaw Sud FM tam ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci taxaw bi ngeen di taxaw askan bi ñu ngi leen ci gërëm maa ngi ñaan yàlla faxas ñi amee jàngoro bi yàlla faxasal leen ko yàlla teggil arrêté bu pandémie bi fi arrêté ko ci àddina bi yëpp merci. kon ñu daal di jëliwaat keneen Pape Laye bu waxtu wi desee ci 88 628 98 98 allo. allo. allo waaw. Oustaz Adama. waaw. kii El Hadj Xaaye Gueye la. ñu ngi lay nuyu waa. maa ngi lay fay di nuyu waa Sud FM yëpp. di jaar waa Darou Gueye sant si ak Ndiaxalaan ak ngeen làkk. ah man de li président wax léegi kontaan naa ci bëgg naa ci sant naa ci yàlla sant ko ci. ndax bu génnee 10 milliards ñu 3 milliards da koy dimbale sinistré yi. wax dëgg yàlla nag na ko nit ñi bàyyi ak ñi nekk sinistré ku ci bokkul bu ci bokk. bëgg naa daal mu fàttaliku benn ñaari dëkk yu nekk ca Kaffrine benn mi ngi tudd Ndiobène kii mi ngi dëkk mi ngi tudd Ndiobène Sambalaama ak Ndiobène Sambalaama mi ngi ci Kaffrine fen parce que ñooñu ñu ngi ci département Malem Hodar jël arrêté nañ ay 200 millimètres te ay néegi ban dafa bari te bëgguma dëkk yooyu ñu kii leen léegi la ñuy jox moom bu leen ci kenn fàtte beneen bi nag li nga xam mooy li ma dégg ñenn ñoo dégg naa léegi ku jàll seen rajo bi mu tudd Abdoulaye Diop waaw moom nee na soxlawul ay wax moom lu mu def moom daa war a indi kay moom itam solution wa teg ci taabal dara wax ji daal soxla woon ko ku am looy dimbali fi ne machine pompe baax na gasoil baax na leneen baax na ñu nga ci ko waaye nag plan bi mu fi defan man li ma wax mooy 750 milliards yi daa tuub nañ def 3000 milliards parce que fi li Marlem Senghor fii wàdd ak ñëpp fi lañ ko doon woon mu daan taa ren kenn dégg ko coow li fii mu daan dagg ci installé fii ci banlieue bi kenn dégg ko coow li wàq na niñ saan am na fu mu daan xewatu fa loolu nag mooy liggéey bi kon liggéey na dolli assainissement réew mi te assainissement fépp moom la laa gëm wàdd nag ba mu tukkee dikk moom booba dafa tiital mus sa am dëm mu jógee bitim réew ñu ko sab dëkk tooy ne mu dagg bitim réew ñëw ba mu ñëwee film yi gis nga ko jak saaw googu mu ne fi nem président Macky Sall réglé na ko bu tawee buy daal muy jàll kon nag loolu mooy liggéey bi contexte nag bokkuñu corona moo am ci réew mi kenn ku ne ñu war a confiner sa bopp mu ñu nañ tëju nañ confiner kon mënul génn ci bedd mi taxawaal waay te président la mooy suñu père de la nation nañ defatation mi du ko jabi président deful kenn dara nañ xool suñu bopp xool ni doxal suñu réew wasalaam. waaw Pape Laye ñu jël keneen ci ligne bi ba tey bitim réew 33 840. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. sànq dama duggoon mu dagg man la Ibrahima Ndiaye Pikine ginnaaw laay. waaw ñu ngi lay nuyu waay. ñoo ngi leen di nuyu. di santaat yàlla di julli ci Yonent bi alayhi salaatu wasalaam. di siyaare sama dëkk Mbacke Cheikh Mouhamadou Rafael Mbacke. di ñaan jàmm ci ñu ko ñaan Sénégal yëpp. sama turandoo. allo. allo waaw. ma ne ndox mi de xam naa ne bu fekkoon ne làmb la dañ ne mi ngi ci 4e combat am dégg na roi des arènes bi. da ko dalee ci Senghor. Abdou Diop ba ci président Abdoulaye ba ci président Macky mi ngi ci 4e combat mais dégg na roi des arènes. kon nag lii solution man li ma xalaat mooy comme que noor bi yàlla def na juróom-ñeenti weer la. ama doon ñaan daal yi tëral ak tous les partis de l'opposition ak ñi nga xam ne yàlla may leen wërsëg. bu nawet bi wàcc ak jàmm
ñu def séance de travail boo xam ne dañu woo ñëpp ñu dajee ci palais bi ñu toog waxtaan mbirum mbënd mi 2021 nan lañu fexe ba du sonal Ndakaaru wala ñu jàpp benn dëkk ñu réaliser benn dëkk ba mu egg ba mel ni war a mel projet ana ñu duggati benn dëkk réaliser ko parce que ndox mi bu la ci kenn nax di ko fi jële mooy canal rek canal nag yu tege ci yoon waxuma nag canal yoo xam ne am yëpp na jaay day lijjanti ay kayit di nekk ab entrepreneur ci tàng bi ñu jox xaalis mu lekk ci sedd jëm ci war a sedd suur ko ñaari fan ñett mu daa waxuma boobu entrepreneur de ñu teg ko coon ñi nga xam ne matal nañ ko am nañ ko seen liggéey la ñu jox leen ko ñu liggéey ko liggéey mu ci ayib li ma leen di wax de képp bu fekkee ne président jàppale téeméeri président boobu ko fële defuñu ay canal itam ñu toog ndox du fi jóge mukk te ndox bi kat ci suñu borom lay bàyyi ko bàyyiwu ko ci kenn suñu borom lay wax te ragal naa ne itam njiit réew yi fi jaar yëpp nag la ko dara ci Senghor ba ci Macky mi ku ko mënoon ndox mi da ko sotaay wala rek dollar jox ko say militant boobu lu bon ñu fal la aw bi parce que kenn ku nekk bu ko wàcc ndax nguur dafa neex kon daal li may ñaan président Macky mooy bu nawet wàcc ak jàmm 9 mois yi nit ñi toog daal nañ ko woote ci palais bi ne mbirum ndox mi nag lañ jéem a ku ci am xalaat ngeen ñëw ak moyen ñu jéem a seet nuñ koy réglé ñoo ngi ñaan jàmm juróom mi di ko ñaan Sénégal yëpp jërë ngeen jëf. waaw Pape Lay keneen ci ligne bi ñu jël ko wax sa xalaat 88 628 98 allo. allo asalaamaaleykum. waaw waaleykum salaam dama maa ngi lay nuyu technicien Baye ak ñi ko bokkal liggéey bi ñëpp ci defar. di déglu xalaat bi fi jot a jaar. xam nga kenn ku ne ak xalaat. li nga xam ne dama ko ci wax mooy nga problème taw yi ñuy wax nii. problème boo nga xamante ni bu ñuy wax la boo xamante ni bi dafay yàq dinaa leen ndox li ñuy defar moo ëpp leen luñ ko mën a tuumaal ndax ndox ñun ci la lu ñu yàlla bind di ko dalee suñu maam Adama yàlla bind ko ci 3 bi muy ci suuf ci ban mi ñu tegee ko ci pour ci ndox ba tax daa man damay wax ne gis nga problème yi ñuy wax amul problème boo xam ne am na fii de président Macky Sall solul dalam jóg taxaw askan wi ànd ci ak ñoom dem ci ba wane na jàpp na leen bañ askan wi xam loolu ak problème bu mënti am muy problème wax dëgg yàlla coronavirus bi feebar bi nga xam ne dafa lëmbee adduna bi taw bi tamit boo xoolee taw yi ñu wax ni bëri na bëriwaay boo xamante ni bi am na yenn image yi ñu wane ni mu bëree ci Kaaba ga ndox taw bi loolu suñu borom daal suñu borom daal nit ñi daal nañuy dellu si yàlla bàyyi di jàmbat ndax jàmbat daal yàlla suñu borom am na loo xam ne mbirum suñu borom la taw bii mbirum suñu borom la yàlla mooy yebal ay kan ñu wàccee ndox mi te suñu foofu ndox moom xew la du yàq dara daal ndax président de la république moom askan wi moo ko ñor ñiy wax moom nañu wax waaye président de la république lépp luy problème askan wi ñoom lay déglu ñoom lay àndal ñoom lay faral ñoom lay jàppale ñoom xam nañu ko bu baax ba ci bur muy bourse familiale bii wax dëgg yàlla toll 109 milliards ci wax dëgg yàlla problème feebaru mbas bi 3 milliards yi nga xamante ni wax na pour war ko dimbale tamit pour ñu dimbali kooku bokkul ak li nga xam daf koy def ci yeneen 7 milliards yi bokkul ak nga xam da koy def ci wax dëgg yàlla am ci problème ay canal yeeg pour évacuer ndox mi mu dem ndax banlieue bi toll 27 milliards def na ko ci banlieue bi pour inondation bi boo demee dali bu mel ne dali fa ba Tivaouane Peulh président mën na la ndox mi bu tawee ay quelques waxtu ndox mi yëpp day dem. mu nga kon fii lañ koy yemale mbokk yeeg xarit yi waxtu wi def nañu Sud Éducation lañ cay toftal buñ ca noppee ci kanam tuuti 22h ak Khady Sène jaajëfal bu baax a baax Pape Laye Dieye moom la ñu àndaloon ci sottandikukaay bi mucc biti ak jaamu biir gudd fan ak wér la am ak mën a fekkeek tal yàlla nañ ko yàlla defal jërë ngeen jëf